asalaamaaleykum mbokk yi ñu leen nuyu ku nekk turam ak santam di leen dalal ci studio iRadio ITV bu groupe Media Invest dem mbégte tey di waxtaan ak ngeen thème bi nga xamante ne Sénégalais yi bëri soxal na leen surtout ñu nekk Dakaaru xam naa ne ñu bëri si yéen a ngi seen biir oto yi di déglu émission bi maanaam parce que tey li ñuy waxtaanee lu soxal réew mi lu soxal maanaam capitale bi Sénégal mooy mbirum embouteillage yi xam ngeen ne fan yi ñuy génn yëpp oto yi bëri nañu. boo yeewu suba teel pour dem liggéey jafe-jafe am na ndaxte pratiquement balaa nga egg sa bureau di nga perte ñaari ñetti waxtu loolu la ko indi mooy liggéey yu bëri ñu ngi koy def aussi ci biir Dakar defar ay pont defar ay autopont defaraat circulation bi BRT bi yëpp embouteillage yi nag am na njëg am na coût économique am na ko aussi si mbirum pollution mbirum santé bi ci loolu moo tax tey ñu am mbégte di dalal fii kii di Cheikh Tidiane Thiam di ingénieur nekk fële ci Ageroute moom mooy gérer lépp luy œuvre d'art foofu maanaam point yi ngeen di gis yëpp moom mooy ingénieur bi moo koy gérer keneen kii di xaar di Modou Mboup léegi aftu mooy oto yi nga xamante ne yu weex yi mel ni car rapide yi nekk ci mbedd di daw ñoom tamit bokk nañ ci liggéey bi maanaam ci mbirum embouteillage yi ak particulier yi sëñ bi Thiam ñu ngi lay nuyu le temps que Cheikh kii fekk ñu fi Modou Mboup mu ngi si yoon bi moom embouteillage yi moo ko téye moom tamit li waral temps yi Ndakaaru xat li waral embouteillage yu bëri. waaw salaamaaleykum Alassane ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen remercier ci li ngeen ñu invité nii parce que daf ñuy jox occasion ñu mën a wax ak population yi nga xam ne ñoo ñu teg te ñoom la ñuy liggéeyal. donc maa ngi nuyu seen auditeurs yi ak seen téléspectateurs yi. embouteillage nag li may wax instant bi moom la ñëpp di wax parce que. Dafa nekk loo xam ne ñëpp a koy dund saa boo xëy liggéey wala ngay wàcc da nga koy dund. maintenant li may wax embouteillage yi Dakar dafa nekk loo xam ne dañ ko yàgg dund. maintenant dafa mel ni juste bi nit ñi reprendre nii dafa mel ni phénomène bi dafa aggravé wu. après nag problème su amee chaque jour dañuy xool jéem a xool causes yi mais causes yi boo ko xoolee tout de suite xam naa ne liy gën a feeñ si kanamu nit ñi mooy la dañuy xool ne am na travaux yu bari yu démarré. am na travaux yi démarré mais travaux yi itam lu ko tax a démarré nekkul que ni dañoo xëy bëgg a def ay travaux. travaux yi suñ koy def ça veut dire que dañoo identifier problème bu am si dëkk bi ñu war a saafara problème boobu. mais problème embouteillage yi pour man moom lay wax chaque jour ma ne suñ ko bëggee analyser indi problème bi dafay nekk pour man si sama analyse bu gàtt ak ñi nga xam naa seen xam-xam dafa màcc ci transport dañuy gis juróomi pàcc. pàcc bu njëkk mooy aménagement parce que li may wax ville dañ koy aménager balaa ñuy dëkk mais Dakar li ñuy wax aménagement subi lañ fi fekk ñun instant bi parce que kenn prévoir lii dina fi am Dakar ville bi ñu koy teg kenn xalaatuloon population bi dina exploser ni avec exode rural bi donc aujourd'hui loolu aménagement dafa nekk loo xam dañ koy subir. parce que aujourd'hui boo ne Dakar tali yi doyul nga ne da nga yokk tali yi problème impasse nga am tout de suite mbedd yi dafay xat mënoo yokk tali yi. donc finalement moo tax ma ne problème aménagement bi dañ koy subir aménagement boo ko subiree lan nga mën a am comme solution mooy leen nga toj kër yu bëri pour yokk tali yi toj kër yi gis ngeen li muy andi damay joxe misaal pont bu mel ni Kër Massar. ñu ngi ko bëgg a démarrer station Shell bi ku fay jaar xam na ni mu mel. aujourd'hui ça fait presque 1 an ñu bëgg ko démarrer mais pour toj kër yi dafa am yoon yooyu jaar yoo xam ne dafay gàllankoor ça fait 1 an ñu mën a démarrer travaux yi mënuñ ko démarrer ça veut dire que dans ce cas solution bi état mën a indi mooy lan créer une nouvelle ville par exemple moo tax lu mel ni Diamniadio juddu nga xam ni ville bu bees la boo xam ne da nga koy aménager balaa nit ñi di ñëw dëkk nga xam da ngay def lépp prévoir lépp loolu par exemple mooy première pàcc bi nga xam ne man identifié naa ko deuxième point bi dafay nekk li ñuy wax effet pendule soo xoolee ñun suñu capitale c'est des capitales à l'ancienne la nga xam ni nit ñi dañuy xëy jógee ñëpp ci banlieue bi bàbbeeku dem centre ville liggéey loolu lay ne problème boo xam ne li may wax bu ñu xëyee ñëpp benn sens lañ jëm bu ñuy ñibbi ñëpp bokk benn sens loolu tam dafay indee embouteillage effet pendule itam boo ko amee ñaar nga mën a am instant bi si ñaari levier la ñuy activer mooy lan premier levier bi mooy li ñu doon wax sànq créer une nouvelle ville pour jéem a exploser masse bi nga xam ne dañuy xëy ñoom ñëpp dem fenn bu ko defee ñi jaar ni dina la xaw a soulager benn ñaareel bi nga am beneen alternative mooy lan nga créer yeneen voie ay voies alternatives maanaam temps yi nga xam ne bi ñu xëyee ñëpp dañu doon jël national bi jógee Pikine Guédiawaye jógee ci banlieue bi di ñëw Dakar national bi rek nga amoon ak tuuti autoroute nga dem ba si kanam nga am autoroute à péage bi ñëw diversifier ko ñu dem ba si kanam ñu xelaat jël lu mel ni VDN bi yóbbu ko ba Tivaouane Peulh tey ñu am VDN 4 bi nga xam dañu koy yóbbu ba Diamniadio loolu tam dafay nekk ay alternatives yoo xam ne da nga koy andi ñetteel pàcc bi nag moom lay wax toujours infrastructure bi mooy lu mel ni autopont yi ñuy def nga xam ne toog nañu bés kanam ñu xool am na carrefour yu nekk Dakar yoo xam dafay xat ba nga xam ni parce que tali day toll foo xam ne yëpp benn niveau la trafic day dem ba foo xam ne giratoire du ko mun gérer su boobaa li ñëw il va nga def dénivelé mooy nga def pont ñiy jaar ci kaw ñiy jaar ci suuf Dakar yi fi am yi ñu war a régler bëri na mais li may wax tamit ay moyens mooy tënk état aussi moo tax nga ne da nga am première phase autopont yoo xam ni dañ koy def deuxième phase ñu xoolaat yeneen giratoire yi ñu def ko tout en sachant que du benn projet
mooy ñëw régler problème Dakar yëpp loolu mënul nekk. benn projet ngay def di si teg ay projet muy atténuer di soulager wu. loolu mooy troisième point bi ma doon wax. quatrième point bi dafa nekk adaptation transport bi soo jëlee si misaal lu mel ni Dakar nga xam ne am na près de 500 000 véhicules aujourd'hui. biir Dakar. région de Dakar. région de Dakar 500 000 véhicules nga am fi près de 500 000 véhicules. parc boo xam ne dañu ne la chaque année dina yokk 8%. et soo jëlee parc boobu 60% ay véhicules particuliers lañ. yow mun nga ko gis man mun naa gis su ma xoolee sama kër nga xam ne benn oto lañ amoon il y a 15 ans aujourd'hui ñiy liggéey ñëpp am oto. donc benn kër mun nga fa am lu mat 3 oto muy particulier ñooñu ñëpp bu ñu génnee oto yi bu ñu génnee bokk fi ñu jëm di bokk fi ñuy dëkk day ni problème loolu lan nga ko mën a régler mooy problème nga am transport de masse bu efficace tamit parce que nit ki boo xam ne su bàyyee otoom dina am transport boo xam ne am na benn niveau de confort boo xam ne mun na ko jël dem liggéey sans mu am problème boobaa da koy jël. loolu tamit pour man moo andi projet yi mel ni BRT bi loolu moo ko andi nga xam transport de masse boobu dina am benn niveau d' exigence boo xam ne nit ñi nañ ko jël mën a bàyyi seen oto yi. nga am tam beneen genre transport boo xam ne muy TER bi nga xam ne ñu ngi koy wax. nga xam ne su paree mun na jël tam masse bu bëri. loolu tam da nga koy am. moom na 5e point boo xam ne pour man c' est un point non moins important ba dañu koy négliger tout le temps mooy que ni tamit il faut à commencer par man ñu am discipline. Sénégal dafa nekk pays boo xam ne ma yàlla bal amuñu discipline. parce que projet yi ñuy def yëpp li may booy def projet il faut que mu am contrainte yi mooy il faut nga def déviation parce que travaux urbains boo nekkee ci àll bi di defar ay tali kenn du la sonal da ngay xàll defar sa tali mais zone urbaine il faut nga maintenir trafic bi maintenant booy maintenir trafic pour defar route ñu njëkkee ci point bi ñu njëkk a wax muy problème impasse yi il faut nga def ay déviation yi c' est pas illimité. donc boo defee déviation il faut que mu am benn temps de concentration boo xam ni nit ñi il faut que ñu xaw a muñ xaw a am discipline mais li ñuy seetlu mooy lan boo jëlee fu mel ni Yoff da ngay def benn déviation def ko bi ñuy commencé ñu def ko en 2 voies dem ba ci biir chantier bi di waaj a jeex il faut nga wàññi ko def une voie parce que amoo espace. boo yeegee foofu léegi commencé mu nekk une voie gendarmerie di la jàppale police di la jàppale. Sénégalais bu si nekk bu mel ni man. bu génnee si tali bi day foog ne moo gën a yàkkamti ñëpp problème moo nekk ci kaw problème mu ñëpp bu ko ñëwee ñu def benn voie ñëpp war si topp mu ñëw non créer beneen fil 2e 3e fil boo créé 3 fils ngeen ñëw ba si fi ngeen war a dugg li ñuy effet entonnoir. benn point ñëpp war a dugg du demati ñi fi nekkoon di xaar yow xaaroo dañuy mer bu ko defee jikko yi day génn bu boobaa kenn du dem te mënoo tamit point de conflit am Dakar yëpp bu si nekk nga teg benn gendarme wala benn policier loolu mënul nekk parce que amuñu effectif yooyu moo tax tam chaque jour ma koy wax ñu naan ñu bu ñu waxee rek ñu ne projet la ma ne projet la pour man benn point la parce que moo la wax ma ne juróomi point la ñun au niveau de AGEROUTE pour man benn point si li sama xel li mu jàpp ak li nga xam ne moom laa xam benn point mooy infrastructure ñun si lañ nekk di kii mais itam nit ñuy wax tamit am na benn point boo xam ne mooy côté discipline bi ñoom dañ ci war a veiller parce que 5 points bi ay leviers il faut que ñu activer leviers yëpp en même temps tout en sachant que il faut que ñu activer lépp et que tam nekkul problème boo xam ne ça se résout à court terme parce que du Sénégal kese moo xam parce que dañuy wax problème embouteillage Sénégal man ne ñi nga xam ne ñu ngi à l'étranger wala ñu nekk mel ni France kii moo xam ne moom laa gën a xam bu ñuy wax embouteillage foofu wax kilomètres yi ñuy wax soo ko waxee fi dañ naan kii waxul dëgg moo tax ma ne tam il faut que métti na je suis d'accord parce que conscient na que ni métti na ku xëy war a liggéey nga xam da ngay am appréhension transport bi il faut que ñu aider la ñu jéem ko saafara mais tamit il faut que tam nit ñi ñëpp jàpp si ku si nekk bu si jàppee je pense que dinañ am solution et à moyen terme affaire bi dina saafara dina wàññeeku ndànk-ndànk ba keroog ñu koy saafara. monsieur Modou Mboup ñu lay nuyu yaa ngi doog egg transport bi xam naa aussi xataay lu ñuy wax léegi moo la dal mooy embouteillage yi pour yow lan moo ko waral. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. maa ngi leen di nuyu auditeurs yi ak auditrices yi rajo yëpp wax nga dëgg yoon bi xam nga Géejawaay ba Dakar. benn yoon laa def 3e kon loolu jaadootul circulation bi dafa am lu mu àndal te bokku ci. loolu lan la. waaw kay xam nga dañu ni ñi ngi liggéey ak Dakar ak Sénégal yépp sax chantier yi bari lool lu jaadu la mais li ci jaaduwul mooy looy def lu nekk dafay am ay mesures d'accompagnement. su loolu manqué li nga si doon dabu da nga siy perte lu bari parce que circulation ku nekk xam na ne ay milliards lañ ciy perte ba tax ñu jëlaat ay milliards pour di saafara loolu mais su fekkente ni bii dëkk bi yëpp ay chantier la lu mu war a àndal mooy discipline boobu moo ci jëkk waaye su fekkente ne am na ñoo xam ne sama fu ci circulation bi la ñuy def nu leen neex la ñuy def loolu day tax embouteillage gën a bari kenn du mën a dem kenn du mën a dikk man ma gis ay solution
mooy mesure d'accompagnement yooyu ma wax dafa waroon nekk mesure yoo xam ne dafay sévère mais léegi ñi nga xam ne ñooy communes yi di ay autorité lu indi embouteillage ñoom ñooy numéro 1 parce que su fekkee li ñuy collecté lépp ci voie publique yi lañ koy jëlee xoolatuñu kuy toogaay bu jekk ñoom nañu xëy collecté seen xaalis loolu nag su boobaa ci réew moo xam dafa toll ci ay chantier war a suqali ay tali war a defar ay autopont loolu bu dañul dem ak dikk dafay jafe. maanaam maire yi dañuy bàyyi ku nekk sant fu la neex. boo dëkk bi kay ni mel. nga jaay fu la neex occupation waa public mooy li am. man yàgg naa di ko wax. nit ñi ñëw toog ci tali bi ci mbedd yi. toog ci tali bi kii commerce ñu jaay ko li nga xam ni foofu la nit ñi waroon a jaar mu di ca fay par weer ñëw def foofu. magasin parce que tey magasin boo gis la ca biti moo ëpp li ci biir. loolu mënul am ak embouteillage bu baax nit gisuñu ko bitim réew. ñaareel bi ñi nga xam ne ñii tey oto yi nga xam ne auto occasion lañu bi état amee programme bu wóor ko ni fii ak 5 ans ci ay chantier lay nekk pour yokk ay tali pour man dañu waroon arrêter véhicule importé yooyu nga xam ni ay occasion lañu ba keroog tali yi di pare. loolu bokkoon na ci li nga xam ni man sama xalaat la bu ko defee nit ñi man di dem man di dikk pertement du mën a am. ñetteel bi mooy Sénégal léegi amatul autotransport en commun oto yëpp ay autotransport en commun lañu. parce que oto yi li ko tax a bari du ay particulier parce que particulier yombul seere bureaucrate moo ko doon yor. transporteur bi commerçant bi bu xëyee. maanaam nit ñi dañu jënd seen oto. nga xam ni léegi heure de pointe bureaucrate yëpp gaare nañu seeni bureau circulation bi da daan libre mais léegi amatul benn heure bu muy libre parce que ñëpp ñu ngi ci kaw tali bi di def taxi. amatul taxi zone noire bi. allo taxi yëpp. ñëpp ñu ngi def transport. loolu état bi mi ngi koy gis police mi ngi koy gis gendarmerie mi ngi koy gis ba léegi kenn mënu ko saafara soo xoolee tey lu mel ni suñu aftu bi lu ñuy bari war a def transport 64 terminus la jam mais boo xoolee kalandoo tey mat ëpp na 4000 garages yoo xam ne ñu ngi ci biir dëkk bi. amatuñu place amatuñu zone bu ñuy war a jaar ak bu dul war a jaar fa ñuy jaar sax parce que autotransport en commun dañ koy autoriser ay itinéraire yoo xam ne fa lay jaar am yoo xam ne waru fa jaar bu fa jaaree itinéraire non respect dañ koy jàpp. Dakar dem dikk ci boppam am na ay itinéraires yoo xam ne fa lay jaarul fépp mais kalandoo kenn mënu ko contrôler fépp lay jaar fépp lay am garage léegi nag loolu bu fekkee ay junni oto la mat nañ sax 1 million de oto loolu nag. su fekkee ñu ngi koy gis bàyyi ko bëgg koo booleeg ay chantier wax dëgg yàlla kenn dootul mën a dem kenn dootul mën a dikk loolu mooy li nga xam ne mooy yàq dëkk bi Sénégal wax dëgg yàlla neex na développé ci man neex na développé de mais nit ñi nag en tant que jikko yi changé wul kenn mënul yóbbu Sénégal fenn kooku moom nañ ko xam nit ñi da nga leen di yar teg leen ci aw yoon ñu tegu ci aw yoon mais su fekkente ni nag. kenn ku ci nekk lu la neex def même autorité bi day dawal ci circulation bi di jalgati. police da ngay romb police yi policiers yi ba leen rombee dama leen yërëm ñu ngi ci circulation bi pour fexe di ci dem mais am na policiers yoo xam ne bu ñu jógoon tey tegu circulation bi nekkuñu ci circulation ba ña ngay jalgati. ña ngay def lu leen neex di créer embouteillage. loolu xam nga nit ñi nañu yaraat seen bopp xool ni réew mi comme ni ko sama nattango bi toog waxee. mooy nit ñi dañu ciy jàpp li ñuy bëgg ñëpp ñoo ko war a bëgg parce que lu baax buñ koy def ñëpp ñoo ci war a jàpp ñëpp ñoo ci war a ànd parce que ci ngay gisee sa bopp waaye su fekkee da nga naan sama fu rek loola neex def yaa ngi yàqal nit ñi ca loolu diine nanguwu ko ngor nanguwu ko bëgg sa réew bopp nanguwu ko kon loolu yooyu yëpp bu dajee nag war nga nekk nit nga xool ni li ñuy def da nga ci am cër am nga ci part de responsabilité ci alal ji ñu koy defaree sa alal a ngi ci. bu baaxee daf lay baaxal su yàqoo daf lay yàqul parce que fi mu ne ñëpp amul kii Demba wala Paul wala San kenn ku ci nekk circulation bi fi mu nekk nii. yàq na sa activité boo doon def te lu mën a ñàkk la lu mën a ñàkk la ñaareel bi dawal bi tegul ci yoon nga gis oto yoo xam ne aussi da lay wóor ni oto yi war nañu génn circulation bi ma ne waaw Sénégal pourquoi yow toujours yaa ngi yokk di oto yu bees yaa ngi génn occasion yaa ngi génn ba pare ñun du ñu réformer oto 40 ans oto 50 ans.
ñi ngi daw barki dem laa mujj teg pression ci directeur CETUD ni ko mani dama di moins de 3000 cars rapides ay njaga jaay ci urbain renouvellement 15 ans ngeen nekk fi di ñu ping pong affaire bi dafa war a jeex car rapide jógee luy Ndakaaru mais ba léegi journaliste yi yéen a ngi bind ma ne ko wax nañ dëgg xam nga yaa ngi indi fii tey ñuy réformer mooy loolu di passé ñuy dugal ay car rapide di leen yàq feeraay ngay indi di ko filmer 15 ans directeur bu ñëw ak sa programme mais ci ban réew la nekk état continuité la mais 15 ans renouvellement nga xam ni 4 ans la waroon diiri mu dem ba ci 15 ans car rapide yaa ngi daw njaga jaay yaa ngi daw tata yaa ngi daw te tata boo gis muy daw am na car rapide bu ñu gaare mais kenn mënagul xam ndax bii car rapide moo war a daw moo amoon licence urbain wala bii moo amu ko bu ko dee bu ñu terminé affaire boobu phase boobu mu jeex ñu xam ni car rapide bu doon daw Ndakaaru wala nga xam ni njaga jaay bu doon daw Ndakaaru nga yow jeex nga léegi bu fi dawati ñu xam ni bii kat warul daw ci biir Dakar ñu génne ko bés bu ne la ñu réclamé boo demee tey Petersen oto mënul dugg oto mënul génn Colobane la même chose daje naa fa ak préfet wax kay dëgg ba mu xaw a mer préfet Dakar ma ne ko mais réunion chaque jour identifier lii am na situation bi mi ngi di këtt di jonn mais amul benn autorité bu mën a taxaw pour régler loolu mais kon amatuñu ay autorité nekkuñu fi pour di ay woote di daje réunion def ay séminaire karang-karang dugg boo léegi sax ñu indi ay moyens dëgër pire affaire yi landame mu dellu mbelaat na meloon mais est-ce que loolu liñ ca yàq ci mooy yooyu pour dégg Colobane ñaata yoon lañ ko dëgër pire Petersen ñaata yoon lañ ko dëgër pire mais soo amee un mois lu ëpp la fa nekkoon lu ñuy dëgër pire nekkaat fa ñu bëgg a wutiwaat ay moyen waat mais moyen ba kañ mais nañ leen waxante dëgg. waaw am na question yu bëri yu mu posé yu am importance. mooy car rapide yi par exemple programme bi fukki at ak juróom programme bu 4 ans loolu day yéen seen bopp dafay tax seen liggéey du dox parce que bu fekkee car rapide yi dañoo bëri ci réew mi kenn génnewu leen parce que am na lobby yu nekk ci ginnaaw bàyyi car rapide yi fii su fekkee oto mooy ngeen defar tamit population bi seen bopp ñuy comporter nu leen neex. kon dañuy dafa mel da ngay gas rek di suul. waaw. si waaye li sëñ bi bu wax dëgg la parce que tam dafa jël benn anam bu important bu mu wax mooy li ñuy occupation irrégulière bi des espaces publics. communes yi. maires yi si communes yi. ku ñu neex ñu jox la place. bu ñu defaree tali day nag trottoir mooy pour nit ñi dox si mais trottoir bu ko commerçant yi occupé nit ñi ils sont obligés dox ci tali bi. tali bu si accident yi bëri dafay wàññeeku accident yi lay bëri oto yi fi ñu doon jaar wàññeeku day gàllankoor mais loolu kenn da ko nangoo xool muy côté communes yi moom tam li ñuy wax stationnement irrégulier yi am parce que tam il faut que ñu prévoir garage yoo xam ne fa la oto yi di taxaw parce que oto yi tam mënuñ di taxaw n'importe qui si point yëpp maintenant loolu tam pour ñu éviter il faut que ñu am garage dédié nga xam nañ ñaan point bi fii la oto yi taxaw boobaa dina fluidifier circulation bi mais li mu wax rek pour man benn chaîne d'ensemble la boo xam ne il faut que ku nekk agir côté bu mu nekk mu def ko mais kenn bu sooxee li mu war a def après dafay impacter ñëpp et bu boobaa du dox xaalis bi ñuy wax ouvrage yi ñu def ça coûte très cher ay milliards la te bu si kenn ndax sa bopp impôt sénégalais yi la bu ñu ko mënul fay tey suñu doom yi ñoo koy fay wala suñu sët yi loolu bu ko kenn réeree mais souvent nit ñi dañ koy réeree li may wax li ñuy yàq ni discipline bu ñu ko jiitalee waxuma dina saafara lépp mais déjà lu bari dina ko prémunir transport bi mu wax tam moom laa doon wax sànq ma ne transport de masse soo jëlee dëkk mel ni France ñu ne instant bi transport ñoom ñoo si gën a évoluer ñoom ak pays scandinave bi mooy lan dañoo développé transport de masse soo demee Paris tey xam ne da ngay tardé da ngay dem jëli métro wala nga dem jëli bus mooy tane nga dem jëli taxi wala nga dem jëli voiture particulière xalaatoo ko parce que boo ko jëlee doo daw mais il faut que ñu yegg niveau boobu ba nga xam ni bu boobaa nit ñi dinañ ko xalaat li ma doon wax sànq mais nag loolu dafa nekk pour loo xam ni il faut que ñëpp jàpp si ku nekk bay sa waar aussi parce que bu ko kenn deful du mu sa sotti am na aussi beneen problème bu mu posé mooy car rapide yi programme bi fukki at ak juróom programme waroon nekk ñeenti at ba léegi mënul car rapide yaa ngi fi di dox la neexee oto yaa ngi yokku circulation bi xat tali yokkuwul pont yi ñu defari doom solo parce que boo ko defaree tamit bu fekkee ne année bu ciy topp am na oto yu ëpp yu nekkoon ci réew mi kon da ngay mel ni rek xaalis bu ñu sànni ci jaww ji. non mooy li ma doon wax ma ne xam nga booy dimensionné tali wala ngay defar ouvrage dafa am da ngay def étude de trafic. maintenant nga projeté sur un trafic. ne pendant X années trafic bi moom laay viser mooy tax ma def lii. moo lay permettre des fois da nga mën def économie moom la soo jëlee lu mel ni misaalu VDN avant amoon nga si ay rond point. bu njëkk bi ñu doon commencé 2006 2007 doon na ko woon sentir. mais bi ñu demee ba parc yi explosé kër góor gi Saint-Lazare amul rond point da ngay gis affaire bi trafic bi di concentré wu foofu maintenant loolu li may programmation bi li la koy permettre mooy lañ li may wax
li nga projeté parce que li ñuy wax mooy boo projeté dans 10 ans 15 ans na am trafic bi tamit trafic boobu ngay calculer dafa fekk lan que trafic bi nit ñi di daw normalement suivant des règles parce que li may chaque jour ma ne leen folie kenn du ko dimensionné bu ñu dimensionné dafa am ay normes ak règles yoo xam dañ ci war a jaar bu ñu wàccee règle beeg norme beeg lépp loo dimensionné woon dara du ci feeñ du am impact ci population yi ça aussi il faut que ñu siy bàyyi xel am na aussi beneen phénomène bu ñu constaté Dakar ñu bëri dañuy tabax kër doom garage ñu bëri tabax immeuble doom souterrain oto yëpp nag ci mbedd mi bon man si nekk ci trottoir yi si bâtiment la commencé moom lay wax chaque jour nit ñi ma ne leen defar parking sous-sol mën nga am chance nekk terrain yoo xam ne des fois terrain yu jàppandal la yoo xam ne mën nga ko def doo sonn mais tamit mënoon nañ dem si dynamique boo xam ne kuy def immeuble ñu jël rez-de-chaussée bi ak premier niveau bi def ko li ñuy wax parking aérien ça coûte moins cher que parking sous-sol yi bu boobaa dina kii parce que tamit ku si nekk fi nga dëkk mën nga ko xool tey kër gi bu amee ñaari oto ñetti oto amoo parking mbedd bi sa buntu kër mënul jël ñetti oto nga bëgg a gaare yàlla moom immeuble mu am 3 niveaux 4 niveaux ku nekk bëgg a gaare oto bu boobaa stationnement bi du sotti aussi ça aussi il faut que ñu siy bàyyi xel parce que li may wax rek politique d'ensemble la boo xam ni tey sax bi nga ñëwee tey yow sa bopp point E fii suñu fu ñu liggéey fii gis nga pour gaare fii problème bu rëy bi ngay am kenn mënu fi gaare même problème la am la ma ñëw gis vigile bi en face ma wax ak moom ma xool après ma ne xaaral ma dem ba ne xaw a def le tour pour am place parce que stationnement bi tam problème boo xam ne il faut que ñu régler ko parce que projet aménagement yi ñuy jéem a def yi ñu doon wax sànq nii tamit da ngay jéem a def souvent ay projet de stationnement mais par exemple lu mel ni VDN nga xam ne c'était dégagé soo jëlee exemple lu mel ni Kër Gorgui Saint-Lazare li mu yaatu espace yi ñu amoon pour def ay parking 80 places nga fa mun def mais li may wax projet yi tamit il faut que ñuy def ay projection yoo xam ne dinañ mën am espace tamit day rejoindre li mu doon wax sànq mooy affaire commune yi parce que tam da ngay ñëw des fois commune ne la fii mooy limite bi mais ñun AGEROUTE par exemple réseau bi fi mu nekk dafa am benn décret bu ñu ko conféré mais déjà da ngay am ay conflits yoo xam ni mairie bi day ñëw des fois jox autorisation ay publicitaire Dakar yëpp ay panneaux la installé panneaux yoo xam ni fu ñu nekk du yoon waru fa nekk boo paree commerçant yi ñëw installé wu bu ko defee léegi emprise yi nga xam ne waroon nga fa mun def stationnement yi nga xam ne tam mairie ñoo ko war a gérer mairie yi duñ ko gérer loolu tam dafay indi problème gis nañ 88 banque mondiale génne benn étude 1988 la woon banque mondiale ne woon na rien que perte économie Sénégal plus de 108 milliards la 80 boo ko jëlee ba léegi xëy na double bi am na ñu ngi defar ay pont defar lépp waaye bu ñu ko defaree bu fekkee ne réew mi comme ni nga ko waxee sànq nit ñi seen bopp seen comportement dafay indi jafe-jafe ñu war a jël seen responsabilité duñ ko jël mooy dañu jël xaalis réew mi rek di ko duggal ci gafa bi muy dem. waaw loolu mos naa ko wax benn ministre. ma ni ko parce que dama dem ci rajo wax ko comme nii lendemain mu woo ma ne ma da nga ma dóor xeer ma ni ko ah bon mu ne waaw parce que boobu moo nekkoon ministre des transports et des infrastructures ma ni ko milliards yi ñuy def ci tali yi dafa mel ni. xaalis bu ñu dajale taal ko man loolu laa wax woo ma ni ko waaw am na ma ni ko su fekkee dañuy defar tali ca tali bi li tax ñu koy defar mooy oto nit ñi mën dem man dikk mais su fekkee bu ñu ko defaree ba pare ñu bàyyi ko libéré ko ñeneen ñëw occupé ko xam nga oto day jaar jàll mais commerçant bi day ñëw teg nekk fi oto bu yàqu ñu ñëw gaare ko mu dëkk fa li nga wax ci parking yi dafa am solo mais su fekkente ni tey Sénégal surtout Dakar dañu dem ba nga xam ne espace lu mu tuuti ña ngi koy xool benn milliardaire buñ koy jaay xalaatuñu def ko parking ca pourtant commune bi man dama ni maire yi amuñu compétence ci liñ leen jox seen xel guddul parce que xaay bi ñuy collecté foofu mën nañu am bu ko ëpp te dëkk bi day libre parce que parking payant yooyu bu fekkante ne maire yi ñu ngi koy def am na ci ay réew yu bari même France boo dañu def ay parking xam ne oto yi dañuy yéeg ba ci kaw waaw ñi defar ko yéeg ba ci kaw oto bu gaare fay la parce que tey boo demee Dakar biir Dakar am na kër yoo xam dañu ko toj depuis sa année seen borom tabaxu ko parce que li fay collecté waaw dañu def parking parking lañ ko def boo ñëwee dugg fay 500 dox sa soxla génnaat dem mairie bi moo waroon def loolu su ko defee dañu collecté xaalis wala su fekkente ni bii dëkk nga si koñ nga ni koñ bi laa dëkk naa fexe mu set man fi mu ne Pikine nga ma dëkk ña ngay defar tali bi mais su ma ñëwee sama oto du ma am fu ma ko gaare avant ñuy defar tali bi ma ne bu tali bi pare xaj na ñu profité wu ci ba nga xam ni parce que ay menuisier ay mécanicien ay soudeur ñoom ñëpp ci kaw tali bi ci kaw mbedd mi kenn du dem kenn du dikk même yow li ngay nooyi sax marché yi sax ci feebar ngay dëkk marché yi ci kaw tali bi waaw mais Sénégal ci boppam man daal dama ni ca dëgg
bu ma ko bëggee wax dama naan crise de autorité lañ am ndax am nañu ay autorités yu compétent mais intervention yi am ñu xarañ lañu nag ci wàllu liggéey ñu xam seen liggéey lañu mais est-ce que am nañu pouvoir boo xam ni tey préfet mën na jóg ak gouverneur ak police ak gendarmerie nga xam dañ leen di bàyyi totalement maire bi du leen mën a gàllankoor sëriñ bi du leen mën a gàllankoor kenn du leen mën a gàllankoor président de la république ni leen lii laa bëgg ci dëkk bi ñu jóg exécuter loolu kenn du pardonner kenn du defal kenn intervention defe naa ni Sénégal en tant que eggunu foofu nit ñi du ñu mas a tegu ci yoon parce que loo def du mujj fenn lañ koy wax sax ci mbedd bi nga koy dégg man ku mel ne man sama xol day tàng loolu waaye defalaay du mujj fenn parce que wax dañ dëgg du mujj fenn loolu nag crise autorité moo am ci réew crise autorité lay doon parce que autorité moo war a yar ñëpp moo ma war a yar moo la war a yar boo war a yar keneen mais su fekkee loola neex def su ñu la jàppee sëriñ bi jóg politicien bi jóg ku ne jóg intervention yi jàpp du mujj fenn boo ko defee gars yi nga xam dañu sant Samba ak Mbaye ak ñoom seen yooyu sama fu la ñuy demee bu ko dee ñu yàq li nga xam ne mooy société bi. mais loolu day dem ba policiers yi seen bopp dootuñu def seen liggéey parce que dootuñu gëmati bu ñu jàppee nit. war naa mën a def liggéeyam. du mujj fenn moo tax policiers yi da nga leen di ak gendarme da nga leen di yërëm man xam naa ci lu leer dañuy jàpp guddi jàpp bëccëg mais jàpp moom du mujj fenn soo déggee ñu naan dañoo ne ci tali bi di laaj xaalis ak def yëpp mais comme boo jàppee bu demee te zéro lay doon mais waa ji bu la joxee 1000 francs bàyyi ko mu dem moo gën ci yow. parce que li wolof di wax weñ gi mi ngi bañ a ca mbànjaxaat kon ca bopp ba ba ci geen bi foofu la ñu war a taxaw redressé ko lépp tegu ci yoon parce que nii ma gisee nii nit ñi ñu ngi gën di yokku ñun ñëpp dañuy gën di am alal ji day gën di yokku de Sénégal ñàkk amu fi alal ji dafa bari mais organisation bu amul alal ju bari amul njëriñ lépp looy def ci amul organisation dama ni niil lay doon doo ci am dara mais Sénégal koom-koom bi bari na Sénégal nit ñi bariwuñu Sénégal yaatuwul yomb na defar mais nit ñi la kenn mënta defar nit ñi ñoo yàqu il faut ñu nangu ko te ñëpp la nag ci laa bokk ñëpp ci la ñu bokk yow ci nga bokk keneen ci la bokk kenn ku ci nekk boo xëyee yaa ngi ci li la arrangé ak ni nga koy defee loolu ngay calculer mais calculer woo sa intérêt bopp rek calculer woo li ngay def lan la kan laay lor li may def ndax dina jariñ sama mbedd ndax dana jariñ sama réew ndax dana jariñ ñi ma dëkkal te àqu dëkkandoo l'islam daf ko indi muy lu leer dañ ko war a sàmm bu baax a baax a baax mais léegi su fekkente ni mbedd mi nga xam ne moom la ñu bokk ñun ñëpp muy voie publique yi kenn ku ne lu la neex def ci bu dee canal nga bouger bu tawee nga am problème nga wax journaliste yi gars yi ñëw yuuxu voilà suñu koñ bi fees na ak ndox ca la ko feesal ak ndox yéen la parce que nag état buy def rek ngay yàq man du ma ànd ak état ci benn côté waaye damay ànd ak ci benn côté bi li ma koy meree rek nañu defar nit ñi teg leen ci aw yoon parce que ñi ngi liggéey fi mu nekk nii Sénégal amul kii Demba wala Paul ni san képp koo xam ne jiite nga Sénégal la force nga liggéey loolu la jamono bi laaj fi mu nekk nii président yi fi nekk ku ci ne da nga liggéey da nga def sa kemtulaay kàttan pour liggéey mais boo yarul nit ñi li ngay liggéey day yàqu moonu dal ci Ablaye Wade moonu dal ci Macky Sall mi ñi ngi liggéey mais ñi ngi koy yàq mais pourquoi nag nga di nekk buur ba pare di liggéey li ngay liggéey ñi koy yàq di ay sénégalais mënoo leen teg yoon fu mu tegul fenn. waaw moo tax nit ñi laaj coût bi ñaata la embouteillage di am coût social coût économique coût culturel coût lépp ci lépp parce que pollution bi sax buñ ko xaymaa rek daal ak feebar bi am léegi dañuy maanaam gaz bi oto di dégager dafay rey nit ñi ñu bëree bëri ci réew mi te nit ñi Sénégal na Dakar fait partie des villes les plus polluées au monde. si bon man étude ANSD yi moom mujj a gis ñu koy jéem a apprécier perte économique bi ñuy am du kii là aux embouteillages si bi mujj a gis nga xam ne officiel la nga xam ne man gis naa ko. on parlait d'une histoire de 105 milliards. mais sauf que étude boobu ça fait plus de 5 ans. waaw yàgg na boo ko actualiser aujourd'hui ëpp na nga gis lu muy jur yëpp. mooy li ma tax li muy wax ay appréciation économique la yoo xam ne dañ lay jox ni ay chiffres yoo xam ne pour mu jox la benn idée. sauf que tamit pour man sax soxlawoo ñu lay jox chiffre bi parce que yow mii. da koy sentir soo xoolee rek yow mii impact bi mu am si yow temps bi ngay perdre. ngay xalaat ne commerçant bi. nga xalaat ne ki war a xëy dem soxlaam dem lijjanti benn papier da koy daj. nga xam ne c'est loo xam ne la dafay gàllankoor économie. mais mooy li sëñ bi Mbuub doon wax léegi rek
pour man chaque jour dama koy wax ma ne Sénégal problème bi avant tout jikko yi la jikko il faut ñu commencer chantier bi gën a mag si réew mi pour man du infrastructure dara mais jikko yi la d'abord il faut ñu tabaxaat jikko yi et ça man dama wax sama papa ga ñoo xam ne ñu may mag ñu ne ma non da ngay gis jikko yoo xam ñu ne ma ngay gis des aujourd'hui affaires yoo xam ne temps colonialisme doo ko gis parce que nit ñi xamoon nañ amoon na benn force du choisir boo xam boo ko defee mën nañu teg si mbedd bi dóor la aujourd'hui on va parler de droit de l'homme kenn du la dóor boo defee yéen mais tam li may wax am na fu ñuy toll foo xam ne foog ñu xoolaat nit ñi li muy def tamit est-ce que du gàllankoor économie réew mi mu dox wala pas parce que ñun souvent émotion la ñuy doxee bu accident amee tey dañ koy coow une semaine wooy war nañ def lii war nañ dindi oto war nañ ko dindi bu une semaine bi yàlla jeex na bu fenn tàkkee wooy émotion bi ñëw ñu waxaat inondation yi gis nga bu mu amee émotion bi day rey un mois bu pare ñu fàtte ko li may dafa mel ni du ñu jàng si li ñuy dal li ñuy dal pour man dañ ko war a jàng lecture bi dañu war a am une lecture froide de la chose mais lecture émotionnelle amul njëriñ te moom la ñuy am souvent bu ñu amee lecture froide de la chose mooy la ñu jéem a fexe ne lii dal nañu tey ñu jéem a génne saafara ga nga xam ne suba du ñu dalaat loolu buñ tant que defuñ ko pour man duñ ci génn. pour xeex pollution bi ak embouteillage yi ñu bëri na nañu am na nga wax mbirum terre bi boobu léegi ñuy wax rek di tegaat chaque année ñu joxaat Mansour Faye bi mu jaaree démb bu fale nee na second semestre 2011 21 dañu commencé essai yi second semestre bi ñu def exploitation bi coût bi nee na 730 milliards la il parle de 2526 kilomètres de route revêtues au Sénégal 6660 kilomètres de pistes réalisées 20 ponts érigés en 2012 à 2020 loolu yëpp baax na waaye sénégalais fi nekk nii nekk ci mbedd mi ci circulation fu ñuy wax nii ñu nekk ci car rapide mënuñu bouger ban mooy solution bi est-ce que solution bi terre bi solution la et kañ lañ koy xaar. si bon mooy xam nga li ma mooy fi ñu commencé ma lay wax ma waxoon la kii pour man juróomi point tomb yi nga xam ne pour man si la ñuy jaar et pour man juróomi tomb yooyu bu si nekk am na loo xam ne initié nañ ko ci commencé ko mais tamit li may wax juróomi tomb yooyu li koy si li muy sukkandiku mooy lan mooy li ma doon wax sànq mooy que ni dañuy partir benn base boo xam dañu naan lii yëpp bu ñu ci jaaree jaar ci yoon mais tant que jaaruñ ci yoon du sotti terre bi mu ngi ñëw ministre bi annoncé na que ni deuxième semestre 2021 mais terre bu ñëwee pour man dina am masse bu daan jël oto di jóge ci grande banlieue di ñëw ba Dakar bu ñu ko jëlee booba dina déjà soulager BRT bu ñëwee la grande masse bi nga xam ne dañuy jógee Pikine banlieue fi BRT bi di jaar yëpp ñu am benn niveau de confort di ko jël day kii maintenant nag loolu yëpp dafa am benn condition tam mooy li ñoo sànq rek ma ne kuy jël TER kuy jël BRT dafa am niveau de confort bu muy xaar waaw saa bu ñu ko amul du sotti ma la ñu jox dem misaal ma ne par exemple tey incha allah dañuy ubbi autopont Kër Góor gi ak Saint-Lazare aménagement yi ñu fa bu ñu ko ubbee nit ñi nañ ko gis mais li ma gën a ragal man du liggéey bi de man yàlla bi ma ci xam na ne su may liggéey souvent du liggéey laa ragal mais lan laay ragal buñ paree lu ñu ciy def soo demee nga xool tey li dem wax naa ne ma ne leen fii leen rek laa fii ragal mooy leen suba dans un mois est-ce que du ma ñëw fekk ay marchand ambulant fekk fi ay bado ku nekk tëdd fi loolu lay gën a ragal souvent mooy lan ñu préserver li ñuy defar d'abord parce que li may wax c'est bien ñuy développer def nañ calcul bi bu yàgg mais est-ce que am ngeen par exemple ay maanaam ASP jëm ñuy liggéeyal ñu surveiller pont yi gars yi bañ a ñëw di toog fa guddi defar ay cantine ñun Ageroute benn difficulté lañu am mooy leen dañu chargé ñu développer réseau bi ak di ko entretenir maintenant nag amuñ la puissance de l'État avec nous mooy que ne su ñëwee fekk par exemple suñu tali kenn occupé ko lu ñu mën mooy nous orienter vers la police gendarmerie wala mairie et souvent loolu foofu dafay sooxee mais amuñu force boo xam ne puissance publique boo xam ne may nañu ñëw fekk fa kenn si kaw tali bi sax ñu jël ko teggi ko amuñu ko foog ñu jaar police wala ñu jaar gendarmerie maintenant li ñu jéem a initier mooy lan ko xool nañ li yëpp doxul mooy lan ñu jéem a dem maintenant sur des exploitations privées ça veut dire que essayer de mettre des forces de l'ordre mais li may wax loolu yëpp ay coûts la yoo xam ne tamit ku koy fay sénégalais moo koy fay bu ko kenn réeree mbir sénégalais moo koy fay parce que bu ñu amul discipline tamit li may wax li ñu ci def pour nga xam ne nit ñi ñu resté ci discipline bi nit ñi ñoo koy fay mais Dakar île la ñu bëri nee nañu ndox moo ko wër lan moo tax état bi du initier transport maritime maanaam ñu am benn quai bu jógee peut-être port dem ba Tëngéej nit ñi war dem jaar ci géej bi bu ñu bëggee aussi voyager parce que am na réew yu bëri ci àdduna géej bi ay ferry ñoo am bu nañu mu bëggee dem Mbuur mën nañ jël xëy na bateau aéroport fale ci port bi dem ba Mbuur dem ci yeneen réew yéen ba Kaolack pour décongestionner tali yi waaw li ngay wax façon boo demee dëkk bu mel ni Turquie Istanbul yooyu moo fa am si Pakistan Iran yooyu dañ koy am sama xel bu gàtt li may jàppoon que ni anam mu ngi si doon liggéey si projet boo xam ne ay ferry la yoo xam ne daf doon def Dakar Tëngéej waaw ça anam mu ngi si doon liggéey maintenant nag après fan la projet bi toll xawma ko exactement mais tamit li may wax yooyu ay solution alternative yoo xam ne parce que mënuñu jël lépp miser ko ci tali bi transport foog ñu diversifier ko boo xam ne am nañ atu parce que li nga Dakar li mu nekk presque atu la mais atu boobu foog ñu exploiter ko aussi il faut ñu exploiter ko li nga wax ci mbirum aéroport ci port yi nee nañu aussi transport bi xamante ne ci géej bi lay jaar mun naa soulager tali bi waaw man li ma jaaxal programme boobu amoon na
ba ñu annoncé ko en grand pont. ban annoncé ko. bateau taxi. ba waxoon sax ni bateau taxi dee ñu ñëw mais booba léegi gisaguma dara te lu am solo la parce que wax nga ko Sénégal ndox boo ko wër fu ci nekk transport bi defe naa BRT yi ñuy def ak TER bi lu mu jël 6 milliards bu doon ci transport ci géej gi du yegg foofu ndax amul yoon booy defar matériel bi ngay jël ñëw commencé exploiter sama xalaat xanaa gaar yi ngay defar rek ci fu mel ne ay Caaroy ay Tëngéej ay yooyu rek mooy jël ay moyens mais sinon bateau bu ñëwee day ñëw rek daw ci lu am solo la ndax fenn soriwu fi bu dee Géejawaay la bu dee Kampre foo jóg di nga gis géej nga dugg dem ba Mbuur ba Saint-Louis bi kon loolu lu ñu war a taxaw la te yaakaar naa ni lii di jël ci milliards du ko jël wax nga ci wàllu TER bi man TER bi dama ci gis loo xam ni Sénégalais yi bari gisuñu ko. lan la loo gis. waaw maa jëkk a contre BRT waaye maa jëkk a nangu it TER bi. yu tax waaw dafa am solo xam nga réew pour transport ba dox. saxaar ak oto ñooy ànd def ko. ku nekk da ngay servir sa morom. moo tax TER bi gaa yi wax naan TER bi may leen TER bi dafay defar suñu transport ñun parce que non seulement projet bi defuñu ko rek pour ay saxaar yi daw kese parce que boo xoolee tey liñ fi defar ci ay tali ay pont mais benn financement bi la loolu luy jur la quoi même BRT bi am na lu muy yàq ci suñu côté transport mais boo xoolee tamit li si nekk si ay milliards di servir suñu réew dootoo gis yow sa oto bi li nga siy gagné parce que li mu war a yokk si ay tali ak canalisation yi surtout nit ñu dëkk Géejawaay gis ko loolu importance la boo xam ne dootoo gis yow ni sama oto bi mu yàq ba sama versement bi wàññeeku dootoo gis loolu. parce que lële dafay nekk njëriñ boo xam ne bii day servir askan wi yëpp man noonu laay gisee. mais boo xoolee tey comme li mu wax daf ko junj ma faram-fàcceel ko saa yi ñu paree ci ouvrage bi rek calculer lañu commune bi. ak jaaykat yi autorisé nañ ko pour ñu ñëw jël suufu pont yëpp def ko marché li jot a pare marché la. soo ñëwee tey cité Lobatt APH bi. def nañ ko marché boo koy ronu lépp nga fa. passerelle yi ñu fay jaay. waaw passerelle yi ñu ngi fay jaay. nga ñëw ñu occupé suuf pont Colobane boo demee. marché la. fii tim bu paree marché lay doon comme yi moroom day fekki moroomam rek te yéen Ageroute moom li mu man mooy. liggéey su paree libéré mais su libéré ñan ñoo ko war a sàmm. état bi ñan la. commune ndawi état bi ñan la. force de l'ordre bi mooy commune bi ak préfet bi mais léegi préfet yi sax dañuy am gàllankoor ci digganteeg ak communes yi parce que xaw ma acte 3 décentralisation bi. dafa yokk pouvoiru. communes yi mu ne musiba am na nit boo ko yokkal pouvoir da ngay xool ni kii am na fu mu jëm fu baax. parce que réew yu organisé yi. xoolal tey Pikine. ba Diamniadio commune yëpp signante nañoo ay benn société boo xam ne dafay sabo mais lu ñuy sabo oto bu oto taxawee rek Pikine fi ne foo taxaw wala Géejawaay. ñu sabo la waaw lu tax nag commerçant bi kenn du ko sabo waaw lu tax ki jël njaayam teg ci tali bi kenn du ko sabo lu tax kii ngénte ca bi ñuy changé code bi booba man ak Ageroute toujours. baara tali dama bokk ci commission bi. boo dee ngéntee nga baare tali wala ngay dëj amuloo autorisation mais 300,000 amende la ba ci 1 million ba ci atu kaso pourtant léegi de tali yi dañ koy libéré ba pare waa ji di ngénte wala muy jàng ñu tànt fa semaine boo xam ne bii chaque jour takki rajo di jàng yàq nelaw yi nit ñi pourtant loolu boo ko si diine parce que yaa ngi lore mais Sénégal léegi da ngay gis sa koñ nga ñëw ñu takkee rajo di yuuxu ba bët set nga fanaa yendoo liggéey bara noppalu ñu yuuxu ba bët set di tëggi ndënd kenn du wax réew mi li ko yàq moo bari te nit ñee ko yàq nag réew mi yàquwul nit ñi ñoo yàqu il faut ñu xam ne Sénégal yàquwul nit ñee yàqu Sénégal réew bu baax la sa nga xonk ci commerce yi dañu gis ay réew organisé marché dafa am ay marché dañ koy organisé soo bëggee jël dàll da ngay dem bërëb diw fa lañ jaayee dàll kenn du jaay ci mbedd mi tey gis naa par exemple pont bu bees bi nekk boor yi yëngu leen guddi gi gis xale yu jël ay dàll yu bari ci trottoir yi di jaay waaye foofu matale na nga dem Tëngéej fekk ko fa
nga dem Guédiawaye fekk ko fa nga dem Pikine fekk ko fa Dakar fekk ko fa Liberté 6. jël seeni dàll teg ci kaw trottoir ku nekk dina da jaay day waaw day taxaw daan doole. fële oto du ko laal dara du ko jige nit ki bu ko dee waa quartier bu ñu génnee gis ko au lieu que ñu saafara ko ca waajooju du dëkk ci quartier bi man ñi ma gis ñëpp quartier yi ma leen gis dëkkuñu fa dañuy jël seen taxi rek ñëw daal di wàcce seen kii lal seen i bagage teppi commencé lal te dëkkuñu fi waa koñ bi taxaw di seetaan même chef de quartier yi defuñu seen liggéey man de su ma yilifoonub quartier am na loo xam ni doo am sama quartier man su ma nekkoon chef de quartier dama ni su boobaa am na loo xam ne doo ma ko nangu sama quartier parce que it doomu chef de village la am ci àll ba lañ dëkk mais am na loo xam ni sama maam mësu ko nangu bi sam papa nekkee village chef de village bi mësu ko nangu ba bisub tey dëkk dafay am kilifteef bu amul rek musiba am na parce que sa kër sax boo ko yiliful bu say doom màggee indi la coono waaw mbaa bés bu ñuy def loo xam ne lii da nga war a xëy liggéey doo xëy liggéey da ngay def ca problème boobu di ko régler fekk yoroo sa waa kër nañu yar nit ñi gis nga gudd gàtt lu ñu fi mën di waxoon nañ ko waxaat ko yar nit ñi daal fi mu ne ci la ñu war a taxaw ñépp nag jàpp ci surtout nag sëriñ si ñooy jëkk a taxaw ci loolu parce que ñoom seen mission mooy ñu gindi nit ñi teg leen ci xàll bi teg leen ci yoon bi état bi waru garam mooy képp koo xam ni jalgati nga ñu teg la ci yoon ak koo man di doon ba parce que Sénégal yi naa ne ñoo fi gën a yomb a defar benn nit sénégalais ñi amul fit sénégalais ñi muwul gàcce amuñu fit ñi muwuñu gàcce mais su fekkee kenn du la teg lu diis looy ragal kenn du la dañ la suturaal ba nga xam ne loo mën a def it ñu yiir la ca mbalaaram sutura ba gàcce du la ci fekk loolu moo tax nit ñi di def lu leen neex mais benn nit boo ko gàccaalee la mu defoon ba gàcce fekk ko ci ñu ni ko fàng ci télé beeg rajo yi ñëpp xam ni Modou Mboup def na musiba lii lañ ko teg musiba mi dal na ko gàcce ay xaritam ak i mbokkam ñëpp rus boo léegee keneen dootu ko def ku dégg li Modou Mboup def ba ñu def ko loolu keneen dootu ko def Sénégalais yi yomb nañoo lijjanti mais kenn da leen a lijjanti wut kenn da leen a tegul ci yoon. mais ginnaaw problème yi bëri na est-ce que yaakaar na au niveau de l'État à jour parce que loi bi bu ñu ko tegee fii kenn du ñëpp koy jalgati kenn du respecté dara est-ce que jarul concertation am bu concertation bi am ñu ne lii la yëf yi di war a demee désormais ku ko deful lii daan sa kaw. mais wax nañ ko ba tey application la ñu amul. non moom lañ doon wax sànq ma ne xam nga tamit de façon ñun dañoo ay prérogative am dafa am fu mu yem. maintenant li may wax bu ñu defaree tali wala ñu defar benn pont misaal passerelle bi nekk Patte d'Oie defar nañ ko nit ñi Sénégal dañu jaar souvent si passerelle mais passerelle Patte d'Oie mooy wax ne gis naa ni nit ñi dañ ciy jaar mais da ngay dem si kaw passerelle fekk fu ñu laal seen njaay yow mënoo leen da nga yow boo leen dàqee lañ lay xool reetaan dem seen yoon parce que yow mënoo leen dindi yow boobaa loo mën dem vers la police ak la gendarmerie ak vers la mairie boo dee si mairie lu ñu lay wax ñiy jaay lu ñu jaay dañu naan mairie ñoo ci installé bu leen mairie moo leen fi installé mairie moo leen fa war a dindi parce que loolu si prérogative mairie la avec l'acte 3 maintenant bu leen mairie yi dindiwul police gendarmerie mun nañ ci intervenir pour dindi mais bu dee chaque fois dañuy dindi affaire bi di ñëwaat tout le temps su boobaa du sotti bu yàggee dañuy sonn bu ñu sonnee tam dañuy bàyyi boobaa nag mu nekk laisser aller te nit ñi dañoo dem nañ ko bu ñuy def déguerpissement bu ñu koy def defaa ñu def opération déguerpissement avec préfet mais li may dégg souvent jaaykat wax dañu naan après bon léegi mu sedd bu seddee ñu ñëwaat waaw réflexe ba la ñu am bu seddee mu ñëwaat mooy que ni ñoom dañoo jàpp ni amul problème amul suivi amul dara di nga ñëwaat même bu amee kii moo tax ma ne c'est bien ñu def ko mais am na fu muy toll tam il faut que moom une certaine répression dissuasion mun na am booy dindi nit ñi dem mu tax il faut que ñu passer benn niveau supérieur boo xam ne dina tax ñu kii parce que wax de réew mi mu ne damay daan sama doole mais daan doole baax na kenn bañu ko mais da ngay daan doole aussi en respectant les règles parce que mënoo di daan doole di indi gàllankoor wala safaan si ñeneen ñi boobaa du sotti loolu defarul réew daan doole baax na mais tam daan doole dafa fekk ñu teg ko ci yoon bu ñu ko tegul ci yoon du mos a sotti te réew bu ñu ko li may wax organisation bi bu amul loo fi mënti def ci xaalis tam du fay problème yëpp loolu aussi gis nañu feebar bi ñu wax ci tuuti ñawaat na te ñu ngi laaj encore masque yi ñu gën ko def ci biir oto yi ak chauffeurs yi ak ñi nga xamoon ñu ngi dugg piir ci biir oto yi comme ni nga ko waxee sànq rek sénégalais yi bëri duñu nangoo dafa di masque dafa mel ni ko bàyyi te loolu dañu di gàllankoor ci tali yi ak embouteillage yi tëncalu ci biir oto bi mun naa yow la wàllal feebar bi. jërëjëf laaj nga question bu am solo boo xam ni moom daanaka sax loolu moo ma motivé pour ma mën a gën a ñëw fii développé ko ba mu baax feebar bi. dama yàgg di wax am na mesures yoo xam bu ñu ko defee ñun jaarale ko ci transport bi feebar bi du mën a màgg ñun ñu def ko mais ñeneen ñi defu ko parce que booba boo ma saan dem ci marché yeeg yooyu yëpp ñoom jaaykat yaa ngi jaay ñi ngi tàncaloo kenn du takk masque mais ñun dañu am problème ñun suñuy oto bala ngay dugg da ngay takk masque bu ñu duggee ci biir lañ koy tekki
mais foofu nag police mi ngi fi def liggéey boo xam ne ñun dañ ko dénoncé kon kilifay police yi suñ ma déggee xam nañu ñoom li ñuy santaane mais li seeni ndaw di def ak li ñuy deful ñun ñoo leen koy wax xam nga su fekkee oto bu yëpp client bu dugg yor nga sa masque takk ko dugg ci oto bi tekki ko policier bi ñëw jël permis chauffeur bi dem chauffeur mënul ci loolu dara ca sa police loolu lay dund ak ñun loolu kon jàngoro ji ñuy saafara du saafarawu ab chauffeur mënul contrôler di dawal di xool client bu tekki masque ak bu ko takk li mu man mooy ki muy jël bu takkul masque du départ loolu chauffeur yaa ngi koy def mais nga di coppeet permis dem taxaw fële bàyyi client yi loolu nañ ci jël ay matukaay léegi de départ wax naa président wu afti nañu gis ministre de l'intérieur xamal ko loolu parce que nitu yoon la képp koo xam ni dugg nga ci oto boo takkul masque bu la alkaati bi jàppee na client boobu nañ ko wàcce fayloo ko contravention suñ ko defee nit ñi bu ñu dee ñu respecté takk masque yi bu ko dee feebar bi man fi jóge parce que feebar bi man li ma xalaat mooy buñ bañee joxe loxo di takk ay masque farataal ko dana wàññiku bi ñu ko defee dafa wàññiku bi ñu ko defee demoon nañ bayam ay benn cas mais nit ci dem ba yàgg rek ñu jékki-jékki bàyyeeku waruñu sanctionné rek chauffeur yi dañu war sanctionné client yi chauffeur bi lu ci yoonam client bu takkul masque loo ci man oto bu yëpp 40 personnes 30 personnes 25 personnes chauffeur bi yaa ngay dawal di xool circulation embouteillage fu ne nga dugg fa ngay xool client bu tekki masque am sa alkaati bi ñëw taxaw xool ni waajee takkul masque am sa permis mais kooku du infraction chauffeur alkaati bi koy def daa fa def lu ko neex ak tardeel oto bi tardeel chauffeur bi loolu war nañ ko xoolaat maanaam client bi bëggu chauffeur bi fekk bëggu policier bi fekk client bi moo def infraction takkul masque moom fayaloo aussi client bi waaw comme ça yi fi ku nekk xam na ne boo takkul masque waaw mais li fekk ñi ngi jàpp chauffeur bi saa yu client bi duggee takk masque parce que sa client bi moom yoonam nekkul ci chauffeur bu ñuy jàpp ak bu jul jàpp li ko neex lay def kon alkaati yi dañuy wéyee foofu ak gendarme yi mais gendarme yi sax defuñu ko gendarme yi moom client bi la ñuy jàpp kon na leen police fekk ci loolu client yi moom gendarme moom client bi la ñuy jàpp waaw mais de façon globale la muy wax ne rek dafay revenir ñu waxoon sànq rek mooy indiscipline bi nekk ci réew mi kenn ku nekk def la neex comporte na la neex faale woo sa mbokk faale woo sa ak dëkkandoo faale sa ak même transport yi mais loolu kenn xamu fu jëm. non mais bon mooy li ñu doon wax rek xam nga ku nekk bu jàppee ni yow problème bi sa morom la day indi problème mais li may chacun bu defee benn remise en question de soi-même xoolaat sa bopp te xool yow lan nga mën a def pour améliorer bu boobaa dina kii mais dañoo dem seet li niveau d'égoïsme boo xam ni. bopp sa bopp la te problème boo gis du yow nihilisme ngay def da ngay non du man kii la kii bu defoon li mais kii bu defoon est-ce que yow def nga li la war déjà. pour que def li mu war a def. et pour man niveau bu tànk yëngu parce que dañuy wax ñu ne ay jullit lañ ay chrétien la li may wax dina yëpp lu ñuy jàngal jikko. diine li mu ñëw yëpp pour defar jikko la. te li wuutelee nit ñi ak mala yi nañ ma si baal jikko la. jikko rek la. jikko bu ñu ko teggee fële li may wax dañuy dellu si niveau boo xam ne ñun ñëpp ñoo fay maase. et loolu il faut ñu dellu ci. faut vraiment ñu dellu si li may wax avant dans les maisons de si li ma jàpp. kër yi dañ ñaan yar. école dañ ñaan yar mais école li ma wax léegi école léegi mënatuñ école yi léegi yaratuñ parce que léegi ku ñu fi jàpp sa doom sax dóor ko day am problème. kër yaratuñ aussi kër yi tamit yaratuñ parce que tam toll nañu niveau boo xam ne organisation boo xam des fois est-ce que am nañ temps bu ñuy nekk si kër yi c'est pour toppatoo loolu. loolu war nañ ko xoolaat moo tax il faut ñu commencer tamit remise en question de soi bi ñu commencer aussi si kër yi xool ñun est-ce que li ñuy def si kër yi suñu doom yi ak suñu bopp ñu ngi koy def bu baax parce que mag bu yarul mënul yar kenn mag bu yarul mënul yar kenn li nga yor nga mën a inculquer kenn li nga yor boo yarul daal noo koy inculquer loo inculquer day waar mais tey nag dañu ubbi point yi mooy information bi pour ñu nekk ci embouteillage bi xam ne te xëy na am soulagement tout bu ñu war a am tey loolu laa leen mën leen tey kër góor gi Saint-Lazare dañ koy ubbi de manière intégrale ñaar mis dina ñëw ñu ubbi ko bu ñu paree def visite Yoff mu annoncé ban date la ñuy mën a ubbi pont Yoff pour nit ñi mën a jàll mais li ma lay wax tamit faut pas que ñu rêve bu kenn gént affaire du mbiru gént même bu ñu ubbee point yi tamit te jikko yi nit ñi amuñ benn discipline bi topp règle yi boobaa tamit day mel ni defuñu dara loolu bu ko nit ñi fàtte parce que des fois dañuy foog ne bu ñu defaree tali wala kii rek problème bi rek la ma ne non loolu kese rek la problème bi il faut ku nekk bay sa waar bu ñu defaree infrastructure pare il faut nit ñi am seen discipline topp code de la route ñu gérer ko stationnement yi ñu xool ko bu ñu ko defee dina améliorer bu ñu ko deful du mës a sotti jëlal APS rek exemple la rapidement jeex na exemple la APS bi léegi moo RN1 bi moo gën a libre waaw embouteillage bi si autoroute bi waaw doy na waar te xoolal nit ñi war nañu fi may jeexale mooy jàng nañ lu bari Touba dañ daan def 6 heures de temps doo ko dem mais léegi bi ma jógee Guédiawaye su fekkee Touba laa jëm egg naa waaw lu ko waral yoon
da leen di gërëm di leen sant Modou Mboup bu aftu di gërëm tamit Cheikh Tidiane Thiam ingénieur spécialisé en ouvrage moom mooy toppatoo lépp luy pont yi fii ci Ndakaaru dañoo waxtaan ak yéen ci mbirum embouteillage bi dina gërëm di leen sant Aïssata Ndiaye nga ñëw continuer émission bi ñu doog jàmm.